question bu njëkk bi mooy lu ñëwal li nga xamante ni moo di Ousmane Sonko daal di annoncé génn ci li nga xam ne moo di coalition jot na bi ñu àndaloon ci atum 2019 ngir rek laaj la ñuy wooyee palum njiitu réew mi. tey jii retrait boobule mu daal di def en tant que nit boo xam ne xelam dafa màcc jëm ci wàllum communication ban gis-gis moom nga ci am. waaw xam nga d'abord da ngeen di fàttali lenn moo di ni c'était des coalitions conjoncturelles lañ tuddee coalition conjoncturelle maanaam. ay parti yu daje woon ay kuréel yu daje woon ay association yu daje woon ay nit yu daje woon pour dem ci élection présidentielle. donc élection boobu noonu 2019 la woon 2020. donc naturellement continuer sax di tudd di naan coalition Idy 2019 coalition jot na pour man ça n'a pas de sens ndaxte élection ba leen taxoon jóg élection bi waa jàll nañ ko. loolu mooy première lecture bi. maintenant bu fekkente ne nag ñoom ci seen i doxalin dañoo maintenir coalition boobu noonu mu nekk unité d'action politique dañ leen koy nangul ñu siy doxee selon leurs règles ak ñoom selon leurs règles. maintenant nag unité d'action boobu noonu ne veut pas dire que parti bu ci nekk da ngay lu la neex def non parti bu ci nekk lu mu def day yóbbaale ñeneen ñi parti bu nekk day jàpp autonomie day am autonomie day am indépendance am mooy maanaam. parti bu ci nekk am na sañ-sañ décider mais ñoom dañoo bokk coalition boo xam ne dañ fay daje di waxtaan di xool lu ñuy àndandoo xàccandoo dóorandoo. donc ci côté boobu noonu loolu boo jëlee repères yooyu teg ko ba pare nga léegi nag nga ñëw maintenant ci li xew. li xew moo di ni dafa commencer par Boubacar Camara nga xam ne moom dafa yor parti bu tudd PCS parti de la construction. defe naa parti ak yooyu noonu. moom moo ne génn na coalition jot na. ba mu ko waxee. ñu dem ba ci biir mu am ay coow yu am seen diggante ndax diggante ba mu koy def lan moo tax mu def ko ak yooyu noonu. président Ousmane Sonko mii nga xam ne moom Pastef mooy parti bu gën a féetewoo bu gën a mag ci coalition boobu noonu. génn am dëggal coow li diggante Boubacar Camara. ak Bruno D'erneville mi yor beneen parti. bi nga xam ne Boubacar Camara ba muy génn dafa ne yëgal naa ña ma àndaloon ni ba may dem wuy ji Macky Sall. xamoon nañ ko ba ma fa jógee it wax naa leen ko moom mu xëy weddi loolu Ousmane Sonko ñëw indi benn wax boo xam ne dafay dëggal lu Bruno lu Boubacar Camara wax. Boubacar Camara tey kàddu yi mu yëkkati noonu mais le fait que Ousmane Sonko tey am benn retrait bu mu def lan moo war a mën a pousser wala joxe de sorte que nouvelle bi daal di génn ci waxtu wi. non xam nga man lan lay jàpp lenn la. moo di ni situation bii ñuy dund dafa créer malaise bu rëy ci biir parti boobu. ci biir coalition boobu kay. day nag malaise bi nag ñaar mun na ko indi. benn bu fekkente ne Boubacar Camara dafa wax président bii jiite coalition bi wax la waroo ak lu Boubacar Camara wax Ousmane Sonko ñëw dëggal lu Boubacar Camara wax bu boobaa may doon benn ñaareel bi Ousmane Sonko ci biir waxam. ba muy dëggalal Boubacar Camara ni dem na dafa ne Boubacar Camara lu mu def sax dafa rafet ndaxte moom day ba muy dem wuy ji président Macky Sall mi ko waxoon ñëw na si ñun yëgal ñu ni mu ngi dem ba mu fa demee ba mu jibbisee lam fa wax ak waxtaan ak moom wax nañu ko. mu wute ak ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi suñu biir. dem nañ wuy ji Macky Sall te waxuñu. kon tey jii nii dafa am benn malaise de suspicion bu am ci biir coalition boobu. comme quoi am na ñenn ñoo xam ne dañoo dem wuy ji Macky Sall. te ba ñuy dem wuy ji Macky Sall yi defuñu lu Boubacar Camara def te ñu ngi ko toogaale noppi. man ci ay xibaar yu ma xam nee nañ ma juróomi parti coalition boobu noonu jot nañoo am na seen i njiit dem nañoo gisee président Macky Sall. kon loolu noonu moo indi malaise boobu noonu léegi nag bu fekkente ne nag maintenant waa Pastef ak président Ousmane Sonko ñoom dañoo taxawaayu opposition radicale. ñoom gisuñu benn yoon seen bopp ci ay waxtaan ak président Macky Sall ak wala ñi bu xeetoog ci nguur gi. parce que dañoo jàpp ni ñoom dañoo war a xàll seen yoon pour jot ci nguur gi. léegi nag bu fekkente ne da nga nekk ci ñu mel noonu ñu bokk ak yéen coalition te ñooñu di mën di dem di dox di waxtaane si loo yëgul da ngay gis ni yow coalition boobu amutoo fa place. est-ce que nekkul ne kun dafa sentir ne léegi dafa wét ci boobule kuréel loolee moo tax mu daal di xaaj ci dem moom tamit. waaw wéetaay moom da ngay jàpp ne Ousmane Sonko même bu wéetul itam da ngay gis ni gisatul boppam ci biir coalition bi. ndaxte bu fekkente ne da ngeen woote ni yéen ay opposition radicale. opposition bu dul dem compromis opposition bu dul dem di waxtaan ak loo xam ne day waroo si ñoom ni ñu koy waxee loo xam ne gis-gisu askan wi amu ci lu dul intérêt personnel et intérêt particulier moo ko lal kon ñoom bu ñu demee ba taxawaay boobu noonu mu am ñeen ñuy dox li mel noonu ci biir moom ñi nga xam ne loolu la woote day gis ni amatu fa place mu génn mu dem. mais
xam nga tey jii nag lu si xaw a jaaxal moo di ni man dama jàpp ni coalition jot na tas na. parce que tey jii nii mënoo ne Benno Bokk Yaakaar APR génn na fa coalition bi di def. kon tey jii dafa mel ni doole bi mu amoon daal Ousmane Sonko moo ko yoroon te moom tam nekk. non mais loolu moom nañ ko wax te de Ousmane Sonko mooy parti bu gën a mag foofu noonu moo fa am doole boobu ñoom ñu wax parti yu fa nekk yëpp xeebalu ma leen seen am ak yooyu mais doole jooju ñuy wax Sonko Pastef moo ko yor kon bu fa Pastef jógee dara desatu fa. est-ce que moom tamit tey mënu ko jural dara comme de xaw a wàññi tuuti dooleem ak pas-pasam jëm ci li nga xam ne moo di parti bi di bu mu jiite moom Ousmane Sonko. waaw xam nga fu mu toll nii moom carte gi moom dafa leeragul fépp dafa leeragul fi ñu dem ci nguur gi dafa leeragul fi ñu def ci opposition bi ndax lii mën na ko jural dara ak yooyu nañu xool lan fi ci kanam tuuti dañ xam waaye lu am daal moo di ni nañu xam ni képp ku nekk ci benn coalition da nga fa ne waaye wonewul ni yow da ngay jël sa bëgg-bëgg sa pouvoir décisionnel ak sa liberté nga tënk ko bàyyi ko ci coalition bi les partis sont libres dans les coalitions maintenant nag moom bu demee parce que boo xoolee tam lu mu wax ñoom ba tey ñu ngi nii génn nañ ci coalition bi waaye terewul ñu ngi leen di tàllal loxo parce que Ousmane Sonko loolu la bind seen communiqué bi ñu ngi leen di tàllal loxo ñii nga xam ne d'accordoon nañ pour ñu ñëw ñu seey ci biir Pastef parce que il a dit ñii d'accordoon sur une vingtaine ñoo xam ne d'accordoon nañ pour fusionner ak Pastef kon ñooñu noonu ba tey génn na ci coalition bi maanaam lépp lu ñuy wax ci coalition bi moom gisatu ci boppam waaye ña fa nekk bu ñu gisee ni ñoom la Pastef di def gis nañ seen bopp ba ñu war a mën a ñëw seeyal seen parti wala seen i mouvement ci biir Pastef moom pare na ànd ak ñoom donc loolu tamit moo di ni génn na waaye il ne ferme pas définitivement la porte kon nag mën na am aussi que génn bii ni mu jural ko lu baax suba. voilà am na loo xam ne nii tamit parce que bu ñu liiree communiqué bi nga xam ne moom la daal di génnee ngir fësal li tax mu génn fa est-ce que newul na dafa ñoddi wala sax nag mu tënk ñëpp ci buum ba laalleeku rek ngir ñoddi wàlle leen ci li nga xam ne moo di mbaalam gi. bon c'est difficile de répondre comme ça de kii mais lu leer ba leer moo di ni Pastef c'est que aujourd'hui nañ ko wax le parti d'opposition le plus en vue. am na ñoo xam ne ñu ngi ci biir Pastef am na ñu nekkul ci biir Pastef am na ñoo xam ne c'est des citoyens simples ñoo xam ne dañoo gis seen bopp ci lu Ousmane Sonko di def. donc tey jii nii moom coalition bële xëy na moom taxawul ko waaye bii nii moo koy taxawal moo ci war a dem bu boobaa nag képp ku ko bëgg a fekk ci yóbbaale ko bu boobaa na ñëw képp koo xam ne ci gisul boppam ci doxalin bu Ousmane Sonko def na xàll yoonam l'essentiel moo di ni démocratie noonu la doxee ku nekk da ngay waxe sa xalaat ak yooyu ñu mën a ànd ñu mënta ànd ñu tàkkali ko ba keroog ñuy daje ci yenn élection yi. le cas Boubacar Camara tey jii moom tamit avenir am ak tamit tàqale ko boobule mu daal di am foofulee lan lañ mën a xaar ni ci moom comme avantage comme que mu am ko ci futur politique am. waaw xam nga Boubacar Camara bu leen fàtte ni dafa am liggéey. ndaxte tey jii nii Boubacar Camara mooy le secrétaire général du groupe Atepa. waaw ma jox la rek benn exemple bu ndaw. le siège de la DER au Sénégal groupe Atepa moo koy tabax. te kon ça veut dire que Atepa lu mu doon homme politique. sa casquette d'homme d'affaires la gën a jiital. parce que businessman la kenn du ko weddil kenn du ko bañal. maintenant ci biir business boobu da ngay xam ni businessman ak kilifa diine ñoo yem lu ñu soxla nguur a ko yor. donc bul xaar ci ñoom ñu doon ñoo xam ne dañuy opposé wu frontalement à un pouvoir. donc Boubacar Camara bu dee moom Ousmane Sonko lay liggéeyal. xam nga Pierre Atepa Goudiaby lay liggéeyal. nekk ak moom nekk son bras droit nekk son homme de confiance di gérer ses grands dossiers. donc normalement da ngay comprendre lu tax moom. coalition jot na boobu noonu mu mën ci retirer wu parce que justement coalition boobu noonu yoon wu mu jël. dafa xaw a wóoroo tuuti ak ñoom gis-gis bu ñu luñ nekk di dox. donc maintenant léegi nag moom Boubacar Camara c'est à lui de choisir ndax il va choisir sa carrière professionnelle. wala il va choisir sa carrière politique mais déjà que moom en tant que tel c'était pas un grand poids politique aussi il faut le dire nañ ko reconnaître. 2018 la dugg ci politique créé fi mouvement Jéngu xaw ma fippu ak yu mel noonu dem fi élection présidentielle déposer dossier am jàllul ci parrainage bi ak yooyu noonu donc électoralement boobu noonu poids électoral boobu Boubacar Camara amu ko. musul natt boppam ba ñu xam moom lu mu ce qu'il faut et ce qu'il ne vaut pas. donc aujourd'hui il a quitté la coalition nee na dafay taxawal beneen coalition bu tudd coalition tabax. on va voir ñan la fay àndal pour xam qu'est-ce qu'ils valent réellement mais pour l'heure on constate juste que
Boubacar Camara génn na coalition jot na te génnam boobu noonu tas na coalition bi ba Ousmane Sonko ak Pastef aussi génn nañ coalition boobu.